jullit yi yonent bi moo tëj mais moo tax mbiram gën a yéeme ndax moom jàkka lañ ko jox mais dafa gimmi rek yam ci ñaari jàkka moo tax mu yéeme moo lay xamal responsabilité bi moom amul benn jàkka pour mu nekk ndey bi mais ñaari jàkka la am al masjid al haram ak al masjid al aqsa mooy subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa donc ñaari temple lañ ko sédd temple bële moo tax c'est tellement important temple bële moo symboliser message le message coranique bi lan la alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون جوجم إن حي على الفلاح yàlla ni ko téere laa lay jox téere bi dafa am recommandation yi ci nekk recommandation bi ci jëkk mooy nga xam ni ku amul njub amoo leneen mais njub diwa ma jur du ko maye kon nag hudan mais lil muttaqin ña wattu la ñu war a wattu ku wattu la nga war a wattu rek am njub wala façon bi mu ko waxee yonent bi wax nañ leen ko ci conférence yi passé ci colonie bi nee na boo bëggee sa doom gudd fan te am mbaax danga koy saraxal nombre articulation yi nekk ci nit y a 360 articulation ñi xamul ci wàllu tubaab mooy yii yëpp lépp lu mën a tax cër bi lunku baaraam yeeg ak conco yeeg oom yeeg colonne vertébrale yépp boo ko boolee articulation yépp dem na ci 360 mu ne boo bëggee sa doom gudd fan te am mbaax danga koy saraxal 360 bi mu ko waxee saxaaba yi ni ko waaye yàlla 360 ci ay sarax ku ko bëgg a def moom génne ko ba di nga amati loo yoree sa kër mu ne xaalis du ko def xoolal lool xaalis du ko def ñu ne ko lan moo koy def mu ni romb ci bedd mi xeer wu waroon na fel nit nga yëkkati xeer wa ci sarax bi la bokk xoolal fi mu commencé foo romb chingom ñu taf ko foo xam ne nit daf tey toog te bu ca toogee mu yàq yéreem nga dem dindi chingom ba ci sarax bi la bokk xottu butéel boo xam ne boo ko bàyyee fi mu nekk nit mën na fa jaar mu xotti tànkam te du ko yëg nga dem randal xottu butéel ba genre yu mel noonu la wane ni mooy sarax bi ku ci def 360 gudd fan mais waxin la parce que yiw wu toll noonu ak mbaax gu toll noonu ku ko def ci pénc njub dina la fekk si kon nag hudan lil muttaqin mais pour nga nekk lil muttaqin foog nga def 360 yooyu bu ñaareel bi nag mooy alladina yuminuuna bil xayb bu fekkee ne da nga ne bala ngaa gëm yàlla gis ko mais jaru ko moo tax yàlla nee na ñi gëm démb te gisuñu ma bu may jëfanteel ñoom lay njëkk a jëfanteel mooy baat bi ma leen fi daan wax te bàyyi boobu daan leen ko wax ci buñ naan ku bëgg ci cere jaboot ni doom ja yàngu mu ne am na ñoo xam ne ba ñuy wax doom ja yàngu booba cere ji ñëwagul foofu la honnêteté ak sincérité yam donc mooy yuminuuna bil xaybi bi waaye wa yuqimuuna as-salaa wa mimma razaqnahum yunfiqun moo tax l'islam foofu la defee lu mu rawee ñi ci des mooy message am yi ko ŋànk te mooy al arkaan al xams noonu ko yàlla tëralee par ordre numérique 1 2 3 4 5 bu njëkk bi mooy shahada bi gannaaw shahada bi mooy julli gannaaw julli bi mooy azaka gannaaw azaka bi mooy woor gannaaw woor bi mooy dem Makka donc
benn bu mu ci man doon boo ko defee te bi ko jiitu ñëwul boobu du valable. waaw ku xëy di julli te nanguwuloo yàlla ak yonent bi fu julli gay féete. kon shahada mooy jiitu foog nga nangu yàlla nangu yonent bi soog a julli. mais ku xëy di génne azaka ak di saraxe te doo julli fan la azaka ji di féete. kon foog ngay julli soog a génne azaka pour yàlla nangu ko. ku xëy di woor lu ko yor naafile yi kon julli la. saraxe yi ngay saraxe ci bëccëg bi kon ci biir zakat bi la dugg. kon nag bu fekkee da nga génne yooyu bëgg a woor gi du féete fen xiif ak mar rek lay doon. mais màkk itam balaa mat yii yëpp ñëw shahada bi dina dugg ndax fa ngay demee di armale di wax labbayk allahumma labbayk boo gëmul yàlla defuloo shahada du fa am solo julli yi ñu la wax am na julli yoo xam ni barab bu ne wax nañ la nga fa war a julli ci aj gi boo ko julliwul mu yàq aj gi. kon dugg na foofu ci wàllu zakat bi la même chose am na ñoo war a jox looloo tax sa Tabaski sax boo ko reyee jéggi ko bàyyi ko fa ñu dem sarax ko miskin yi yooyu yëpp mu nga ca biir. donc am na ci biir Tabaski yi bala nga rey sa xar bay lekk di nga ko woor doo mos dara fekk parewuloo. ce qui veut dire que moom itam bu ci ne ya ko jiitu mooy defar boobu. donc entité boobu boo ko mënul boole li ngay def du féete fenn. moo tax kon nag li ma leen wax ni bari na kuñ naan dafa kii te fekk dafa dem màkk mais ajul màkk parce que yi war a téye màkk gi ñëwul. bu ko defee rek léegi lu ne dañ koy trucage ci xew ngeen baal ma. boo demee théâtre ba mu neex la rek daal di dem arranger sa billet dem màkka dellu si waat bu dee sama moroom mu góor yu xaw a kii yi ñëw ku nekk wut fi ay bëñ li sëñ Cheikh doon nettali ci góor gi ba mu ñëwee jooyam yi mu ne ko lii lan la mu ne ko bi ma demee màkka dama bëggoon a jëkk a ñëw ndax bëgguma woon nit ñi jëkk maa fen la fa xew yàlla dogal yàlla nattuma nag maraate sama vol ba nit ñi njëkk nañu maa ñëw ba nettali la fa xew moo tax ma am problème waaye benn chance nag laa leen ëppalee mu ne ko nuyu naa yonent bi mu jaar ci santam mu jaar ci sama sant. sëñ Cheikh ni ko yonent bi nu mu sant mu ko wax na ay dara karaara walla di fekk yoo xam ne ay détails la. xam nga yooyu gis nga xam sa bopp dafa baax parce que dem naa nuyu naa yonent bi mu jaar sama sant ma jaar sant mais boobu dafa am sens amul sens. parce que bu fekkee da ngay dem ba Makka soog a nuyu yonent bi mu nuyu la am na loo bàyyi. parce que koo xam ne bis bu ne nga xëy ne attahiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu. bu fekkee ni yonent bi nanguwul bi boo demee ba ca biir jàkkaam ak raw doom it boo ko nuyoo du la nuyu. waaye it yonent bi bala muy nangu nuyoom yàlla nangu nuyoom assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin boobu mooy question ci ñaar yële. xamuloo ne am na kuy ñaanal jullit yi te yàlla yëg ni du dëgg ci yow. moo tax il faut faire très attention moom kay lu ñu am yàlla nañ ko yàlla boole fekk gëmoo ca dara am na mooy assalaamu alayna wa ala ibadillahi salin wax ko ci biir julli gi yàlla ni jam gëmu ko te bu boobu normalul assalaamu alayka ayyuha nabi du normal te bu ñaar yooyu normalul attahiyatu lillah azzakiyatu lillah du normal te bu ñett yooyu normalul li nga sëgg ak li nga sujjoot yépp kenn du ko cautionné te il faut faire très attention julli gi du théâtre julli gi du théâtre message la ba ca gën a yéeme nag mooy li ma leen wax ci fan yële passé ma dem julli mbooloo amatul julli mbooloo jeex na julli dajee fi des nañu waxante dëgg julli mbooloo salaatul jamaa amatul salaatul jamaa moo am parce que bu fekkee ni taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta di julli si ci jàkka ji am ko seen soxol bi ëñ ëñi
wala nit di leen nuyu nga di ko fayee bakkan wala nga di ko jox catu baaraam ndax jippi ko te defu la dara. entre nous bu boobaa julli gi julli lan la du julli mbooloo parce que mbooloo mi ak sàppe seeg yépp yàlla xol yi ànd ku ne di xalaatal sa morom li ngay xalaatal sa bopp moo ko ci ëppal doole. malheureusement message yépp yàqu na. il faut dire la vérité yi yàlla waxoon ci alquran yépp léegi mu ngi dal ci sunu kaw surtout nous les musulmans. léegi nag ñu bëgg nag ndax nit ñi moo xam ñun musulmans yi la moo xam chrétiens yi la moo xam juifs yi léegi message yëpp dañ ko teg fële jël léegi ay symbole pour mu remplacer ko. yow boo bëggee ndax nit ñi dem jël kurus fu ñu la gis nga yor kurus di toj mais bu fekkee ni fekk yoroo loo kurus kenn du xam ni jullit nga. kañ la kurus am na ñu daanul woon yor kurus te ku leen xool xam nit ñi ca yàlla la ñu jóge. bu dee chrétien bi moom itam bu jëkkoon daan ngay gis chrétien xam ni kii ca yàlla la jóge mais léegi pour ñu nangu ni chrétien nga foog nga takk ceen bu am croix ñu soog a nangu ni chrétien nga donc message bi newu fa. bu dee ci juif bi foog mu jël seen kippaay yooyu wala seen genre chapeau yooyu yar sikimam pour ñu gëm ni juif la donc message bi newu fa. dañu jël léegi ay symbole weccee ko valeur yi moo tax kenn dematul jullit yi dematuñu chrétiens yi dematuñu juif yi dematuñu léegi ñu ngi xëccoo yu ñàkk fayda. gis ngeen ko ci film bi sax bi waa ji di wax ci wàllu nombre de musulmans naan 800 millions 45 000 de musulmans dans le monde. C'est faux. di wax naan la religion musulmane est la troisième religion du monde. C'est faux. Par quantité et par qualité, c'est la première religion. Parce qu'en 1985, le département de l'islamologie du Vatican, en 1985, la ñu def seeni statistiques yi ñuy def ci wàllu diine yi yëg ni le nombre des chrétiens en 85 laa leen wax de boobaak léegi 15 ans la en 85 ñu seet wàllu statistique yëg ni le nombre des chrétiens c'est 800 millions 50 000 waaw nombre jullit yi ca booba temps nekk 800 millions 65 000 donc musulmans yi ëpp na leen 15 000 ci moment boobu 1985 en 90 la ñu franchir barrière 1 milliard. kon ci wàllu quantité loolu mais aussi ci wàllu qualité loolu la parce que diine yépp dafa ñëw regroupé waat ci wàllu l'islam mais malheureusement il faut dire la vérité léegi ci guerre des symboles la ñu ne temps yi yéen a ngi koy gis ci wàllu information yi coow li amoon diggante jullit yi juifs yi ak chrétiens yi ci affaire croix rouge léegi nee nañu affaire croix rouge comme ci wàllu bu fekkee ne ay soins la wala yu mel noonu ñu war koo def léegi bu fekkee ne juif yi la ñoom ñu ngi proposé ñu defal leen l'étoile de David les musulmans bu jëkkoon croissant vert la ñu proposé woon ñoom ñu defal leen ko mais bi ñu demee ba discussion yi ci niveau Genève ñu mujjee d'accord ci croissant bi mais ñu def ko croissant rouge mais duñ ko def croissant vert mais am na ci ñu lànk ba léegi ñu ngi ci croissant vert bi mu nekk ay coow li ñoo tuddee la guerre des symboles c'est une autre forme de guerre froide xëccoo ay symbole xëccoo yu nekk doo comprendre ce qui se passe léegi démb ñu ngi koy wax ci sunu rencontre bi ñu am ak kilifa yi évêque bi wax nañu ko ni maa ngi baalu ndax dafa am sunu benn mbokk bu nga xam ne évêque la comme ñun di taxawu wàllu diine ñuy wax affaire émigration bi fii ci Italie ak ni mu fi demee surtout ni fi sénégalais yi bare
mu dem di def proposition ci kanamu autorité politique yi ni leen yéen a ko def parce que bu fekkoon ni émigration bi da ngeen di accepter seuls les chrétiens warul leen nangu ay musulmans di ñëw accepter leen les chrétiens léegi affaire bi rek lew parce que musulmans yi ñoo fi indi problème moom nag mu ni mu ngi jéggalu ci wax bi parce que loolu du wax bu rafet partout yu mel noonu dafay am ñii seede lañ ci daawu jég bi ma fi ñëwee ñu invité ma ñu dem ci benn dîner débat fañ doon waxtaane ay universitaire ak ay journaliste ak yépp ñu nga fa ñuy waxtaan li xew ci àdduna bi wàllu diine mais ñu jékki-jékki rek prêtre bi nga xam ne moo ñëwoon pour représenter église bi jékki ci ni ma mais vous les musulmans seen affaire kenn xamu ko terrorisme fii nangam nangam ma ne ko mais dama lay laaj ma ne ko est-ce que da nga bëgg tout le peuple italien ma ne ko ñu àtte leen à partir ci li waa brigade rouge def ah déedéet da koy mën accepter bu fekkee mën na accepter tout le peuple italien ñu àtte leen ci li mafia bi di def wala ci brigade rouge na ko accepter ma nangu terrorisme yëpp ci l'islam wala mu nangu ni waa brigade rouge lañ wala le peuple italien la wala taziru waziratun wizra ukhra wax naa ko it keneen ci Allemagne bi ñu demee ci sunu rencontre mais mu te mu commencé ci yu mel noonu ma ne ko muy yéen ana Hitler ma ne ko nazisme mu jógee gu fi sax léegi sët yi commencé na ma ne ko est-ce que da ngeen bëgg tout le peuple allemand ñu àtte leen à partir ci li Hitler def ak nazisme mu ne ma déet ma ne ko c'est la même chose ma ne ko loolu laa tontu woon italien bi mu ne léegi kon nag je vous comprends ma ne ko ok